mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di dalal jàmm ñu ngi fii ci rond point bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru xam ngeen ne tey waa ñoo lànk ñoo bañ ba tëdd si naaj bu tàng bi tey moom naaj bi tàng na jër ci la ñu nekk tey muy marche yi nga xam ne dañ koy amal ay aljuma tey la ñuy def seen marche kon tey marche autorisée la ñuy ñaxtu mooy rek seen doomu ndey bi nga xam ni ba tey dañ ko téye foofu ca prison bi di Guy Marius Sagna ñu daal koy teggi loxo gannaaw ñeneen ñu mu àndaloon ci ay xibaar rek xam ngeen ne ñooñu bàyyi nañ leen mat nañ ci ñett mais Guy Marius rek moo fa des bokk na ci leneen loo xam ne moom la ñuy ñaxtu muy loo xam ne intérêt Sénégal la yokkute njëgum courant bi metti na si man metti na si yow mi di seetaan metti na si caméraman metti na ci képp koo xamante rek sénégalais nga tëgay dund fii ci biir Sénégal wala nga nekk bitim réew say mbokk nekk fii loolu metti na loolu la ñuy ñaxtu moo tax tey ñu joxante di daje fii tey dañu changé itinéraire parce que place de l'Obélisque lañ doon daje dem ba RTS mais tey fii ci université la ñuy tàmbalee jëm rond point poste Médina mais tamit beneen information boo xam ne tey dafa fës muy gannaaw courant bi yokku lii di dëwliñ bi ceeb bi meew bi yokku na ba yokku bu jéggi dayoo kon loolu tey mooy sababu marche bi waa ñoo lànk ànd ceeg ñenn ñoo xam ne ay étudiants lañ nekk fii ak tamit population bi les citoyens yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi lu ni mel laal leen metti leen wala mu laal ñeneen ñoom it mu metti leen kon dañ koy suivre Seydina Ablaye dañuy ànd jëm ba rond point poste Médina en direct nga ngeen ñuy seetaan Guy Marius Sagna sa libération wax naa ko sànq moom laa njëkkee loolu moom la ñuy sàkku nee nañ loolu c'est automatique loolu lañ bëgg tey amul dóore liif amul dóor fetal amul buuxe amul bumax amul dóor mbot amul caxabal policiers yaa ngi taxaw jàpp seen ñaambur ñii di marche jàpp seen ñaambur encadré nañ ko li ko dalee rond point bu Fass jàpp ba université et chapeau à vous les takk der chapeau à vous les policiers kon ñu yëm ci marche ba. li nga xam ne moom mooy manifestation bi ngi doon tàmbali léegi nii fii ci université mais étudiants libéraux yi wala boog étudiants apéristes yi ñoom dañu ne woon ñi di manifestants yi bu ñu fi jege bu ñu fi jaar moo tax ba ñoom ñi ngi nekk ci biir di sànni ay xeer li nga xam ne moom mooy les manifestants waa ñoo lànk moo tax policiers yi comme sànq li ma doon wax ñoom ñoo war a sécuriser ñi nga xam ne ñoom ñooy def manifestation bi ñooy def marche bi muy waa ñoo lànk ndaxte ñii dañ leen yàqal ay xeer la ñuy sànni li nga xam moom mooy manifestants yi bëgg leen disperser bëgg leen jëlee fii kon policiers yi ñu ngi riposter ak ay lacrymogènes mais les étudiants ñu ngi ci biir ñoom di sànni ay xeer ñu ngi ci biir dañuy sànni ay xeer dafa mel ni ki front bi doon am diggante étudiants yi ak les forces de l'ordre tey li nga xam moom mooy étudiants yi ñoom ñooy repousser ñi nga xam ñoom ñooy ñiy def li nga xam moom mooy marche tey bi ba tax na policiers yi comme ñoom dañu encadrer la manifestation bu waa ñoo lànk dañu war a sécuriser waa ñoo lànk ndaxte ñee am na ñuy wiiri beneen côté bi fële am na ñu daw jaar beneen côté be ce sont les étudiants muy waa APR étudiants apéristes yi ñoo ne marche du fi amee voilà ñoom ñoo taxaw fee di sànni ay xeer moo tax policiers yi ñu ngi riposter ak ay lacrymogènes étudiants yi di wiiri di sànni ay xeer waa ñoo lànk la ñu bëgg ñu jóge fii ci université bi mais ñoom mën nañ def seen liggéey rek voilà am na kuy wax ak takk der yi defe naa moom étudiant la boo moytul nag danañ xeex policiers yi delloon nañ leen ñu delluwaat ci biir université bi. am na côté bële riposte am na fee léegi sànnante xeer bi diggante les étudiants ak gis nga dañoo wiiri woon fële sànq waa ñoo lànk ñoom tamit ñu ngi jël seen xeer di fayu manifestation bi commencé gul sax mais xeex bi commencé na lii c'était prévisible damay ragal prochaine fois bu fekkee ne marche dafay war a tàmbalee fii nii dañu koy interdire parce que ñi nga xam ne ñoom ànduñu ci ñu ngi sànni xeer ñiy def marche xeer yaa ngi ñëw ñi nga xamante tamit ñoom ñooy def seen i marche li ñu leen di sànni xeer ñoom tamit dañuy riposter policiers yi ñoom ñoo encadré les manifestants di waa ñoo lànk mais yeneen manifestants yi nekk ci biir muy les étudiants apéristes dañ leen bëgg a dàq ñu jugee fii yëpp ñu ngi nekk ci biir di riposter ay xeer. gis nga beneen takk der bi yéeg na fële taxaw ci kaw étudiants apéristes yi ñu ngi ci biir. ñii for nañu ay xeer ñoom ci waa ñoo lànk la ñu bokk ñoom nee nañ ñu dañuy fayu nee nañ ku leen sànni xeer dañuy fayu
waa ñoo lànk ñoom it ñu ngi boole ci takk der yi ne leen xool leen ñoom ñooy sànni loolu ñëpp gis nañ ko manifestation bi c'est voilà kii toj nañ bopp bi voilà nee na buñ ko filmer dañoo toj sa bopp yaa ci bokk dañ lay filmer moo ci bokk n'est-ce pas voilà mi ngi noonu di dem kooku benn bopp toj na gisuñu yeneen ñun nañu sóoraale suñu bopp voilà boole baa ngi fee nag boole baa ngi fii diggante les étudiants apéris Ablaye moytu sa bopp amuñu casque xeer yaa ñu attention au xeer voilà ñu bàyyi leen ngeen dund ambiance boobu noonu ngeen dund ñu ngi koy jiiñante seen biir boo moytul nag dañuy xeex fii voilà ñu ngi xeex seen biir nag mooy étudiants yi nekk si biir ak ñi bokk waal ñoo lànk boo moytul nag dañuy xeex. yeneen leen ne répondez pas à la provocation nañ leen bu leen tontu ci. ñu ngi wax seen biir mais saaga yi la ñuy bañ mu génn moo tax suñu micro dañ koy bëgg a génne dañuy bañ saaga yi génn mais mën nañu xuloo seen xuloo ñu jox leen image yi noonu en direct mais saaga yi pour le respect yu ñu am ak suñuy internet bëgguñu saaga yi génn ñu ngi xuloo seen biir ñu ngi saagante seen biir mais toujours rek dafa am benn image boo xam ñun dañ koy sauvegarder bañ ay saaga génn pour respect wu ñi nga xam ñoom ñooy seetaan voilà diggante étudiants apéris yi ak ñi nga xam ni ñoom ñooy les manifestants yu bokk ci waa ñoo lànk voilà la police est en train de calmer policiers yi ñu ngi jéem a calmer les manifestants waaw loolu gis nañ ko loolu gis nañ ko jiiñante bi la ñuy bañ ñii ñëw wax fii ñee duñu mën a wax wala boog ay saaga di génn. Et ne souffre d'aucune limitation, sauf, je dis bien sauf, nécessité de prévenir les risques de troubles à l'ordre public, de garantir la libre circulation des personnes et des biens et d'assurer. Vous savez très bien que le Sénégal est une démocratie. On le sait. Ousmane Ben Diédhiou. Quel commentaire objectif tu peux nous faire sur la déclaration de Macky? Vraiment, c'est avec un très grand regret que j'arrive à monter ici. Mais j'étais très loin, entendu la voix du président de la République, mais j'ai pris ma conscience de vouloir bien monter ici, surtout pour vous dire que c'est un discours qui est tellement déshonoré que je suis en train d'apprendre moi en tant que futur cadre. Au Sénégal, nos dirigeants qui sont censés donner de vrais exemples, de bons exemples, malheureusement, ils nous conduisent dans des exemples mauvais. Parce qu'ils sont en train de nous apprendre que pour mieux vivre au Sénégal, il va savoir voler, savoir mentir et savoir... Macky Sall, dictateur, Gourambi, ravageur, on n'est pas d'accord. Macky bàyyil kii defu la dara, Macky bàyyil kii defu la dara, Macky bàyyil kii defu la dara, Macky bàyyil kii. Yes, les gars, dañuy dem wala gars yi nañu xaar en attendant.
mu ne. tey ay jaam lañ ñu def ndax lan xoolal lu France bëgg mu def ko lu sénégalais yi bëgg mu génne borom mbaxana yu xonq yi topp ñu bëgg ñoo sonal bëgg ñoo rey damm nañu taay nañu léegi kër goo gis benn aña fay am ca la ñuy reer ca la ñuy ndekki waaw kenn xalaatutul añ ak reer ak ndekki léegi Macky toroxal na sénégalais yi te nit ñi li ñu yaakaare woon ci moom ah mais waa Mbaale Ndiaffène ñoo mën a mel noonu moom waa Mbaale Ndiaffène la xam ngeen loolu. voilà bu demal nga gëstu ko rek dinaa la bàyyi ak loolu. yaa ngi war sa moto mais essence cher na de. ah cher na mais jar na ko jar na li ñuy dox nii. jar na jënd essence bu cher. jënd essence bu cher ngir dox li ñuy dox ndax fi mu ne nii dañu sonn. mais yëg nga ne kii bi nu mu tëddee dawliñ bi. ceeb bi dara yokkoogul ak meew. kaay ma wax la dara yokkoogul nag fi mu toll nii. ah ñun du ñu yokk. gisaguñu dara gisaguñ ko lépp ay yokku te fi mu toll nii gisaguñ dara xaar ba ci kanam rek bu ci kanamee ngay comprendre sénégalais yi sénégalais yi nga xam ne ñoo fal Macky Sall deuxième mandat ñoo ñu yebbee coono bi yëpp dañuy nelaw rek. yow faloo ko woon après nga regretté. waaye 2012 d'accord 2012 moom fal naa ko mais bañ rombee 2012 ca laa réccu ndax xam naa ne du fii te maire la ko nit ñi fale woon rek maire la ko nit ñi fale woon ña ko fale woon maire nag premier mandat xam nañ kii mooy kan waruñ ko woon jox deuxième mandat mais comme que jox nañ ko deuxième mandat nag réccu rek dara yokkoogul de fi mu ne nii dara yokkoogul laa la. début du commencement nee na c'est le début du commencement ndaxte tey gis nañu lii di dawliñ bi yokku na nu mu tëddi ceeb bi ak lan papa yaa ngi maye ndox de yow de yàlla na la yàlla fay. yàlla na la sa borom fay yéen te dafa wallaahi papa mi yàlla na ko papa li ma daj ci tàngoor bii nii. ngeen di daj wala leneen. coono bi yëpp ngir intérêt Sénégal. xam nañ lépp xam nañ ko Sénégal ngeen fi nekkal de ñoo ngi fi kéef ñu wala leen yàlla na sa borom fay leen yàlla na leen yàlla fay waa jeex na xaaral ma andiwaat am benn. papa yow Macky dina la fay ci lii ngay def nii de. Macky Sall. Macky Sall dina la fay de. mais Macky taxul ma def ko de. Macky taxul ma def ko bu doon Macky rek du ma ko def sama kër laay. lépp yokku nga nekk borom kër nekk maam nekk papa. mais nag yàlla nañ yàlla may luñ koy jëndee rek ak yooyu wala leneen. te ñu muñ rek te xam ne li ko dese yàggatul bu soobee yàlla léegi mu jeex. papa boo joxee ndox mi ba pare ku sànni mbuus nga koy foraat. waaw leneen lu ma fi fekk lu mbuus sax dama koy for. ndeysaan na kilifa yi def nii na ñëpp di topp ci lii xam nga papa. suñu Sénégal ñun ñoo ko war a defal ñoo ko war a propre ñoo ko war a kii parce que ku fi ñëw itam ba léegi da ngay jeexal sa morom dem lépp lu ko fi rek ñoo ko war a defal waaw wala ñu nangu salte di fi amul la lenn di fi amul la dara war ñu ko ko glace la mooy yëpp di ko jox glace la woon daba Argentine tele askan bi yàlla ni war nañ Bravo à tous. Voilà, dañuy gën a réorganiser waat gis ngeen la forte mobilisation de waa Ñoo Lank et la population ñoom ñëpp génn nañu ànd ak waa Ñoo Lank ci yokkute bépp boo xaman ni rek dañ ko nemmeeku fii ci biir dëkk bi. Voilà, vous avez vu gis ngeen si boulevard bi ñu jaar yëpp jugee fii ci université jaaree canal 4 ñëw ba fii les Manguiers ci Fass gis ngeen nit ñi mbooloo bu takku macha allah
léegi nii la ñuy def jubali ba fii di poste Médina muy point de chute bi am ay déclaration yu ñu fay amal voilà déglu leen ambiance boobu. Il est temps de nous respecter. Nous disons non, dictateur Macky Sall. Il est temps de nous respecter. Nous disons non, dictateur Macky Sall. Il est temps de nous respecter. Nañu respecter sunu Sénégal. Société yëngatuna. Sunu société yëngatuna. Macky Sall la. Nañu respecter sunu Sénégal. Sunu société yëngatuna. Sunu société yëngatuna. Macky Sall la. Nañu respecter sunu Sénégal. Sunu société yëngatuna. Sunu société yëngatuna. Nañu am say la. Macky Sall la. Nañu respecter sunu Sénégal. Sunu société yëngatuna. Sunu société yëngatuna. Macky Sall la. Nañu respecter sunu Sénégal. Sunu société yëngatuna. Sunu société yëngatuna. Macky Sall la. Macky Sall la. Nañu respecter sunu Sénégal. Nous ne sommes pas d'accord. Il était là-bas avec plusieurs Sénégalais là-bas. On l'a retenu uniquement parce qu'il est casancé. Nous ne sommes pas d'accord. Il faut le libérer. Il faut libérer Guy. Nañu respecter suñu Sénégal. Suñu société yëngatuna. Suñu société yëngatuna. Macky Sall la. Nañu respecter suñu Sénégal. Suñu société yëngatuna. Suñu société yëngatuna. Macky Sall la. Nañu respecter suñu Sénégal. Suñu société yëngatuna. maintenant ñu ngi nekk fii côté Douta Seck la ñu nekk muy yoonu Médina nii la ñuy def gis ngeen la forte mobilisation gis ngeen à tout moment nit ñi dañuy gën a bëri à tout moment nit ñi dañuy gën a bëri libéré Guy Marius Sagna la ñuy wax noonu la ñuy def jëm ba poste Médina vous avez vu suñu papa yi rakk yi xale yeeg mag ñi troisième âge a ngi noonu vêtu en blanc ñoom ñëpp c'est ça la jeunesse sénégalaise c'est ça la jeunesse africaine lu leen ñor lañuy kaas am nañ ci droit.
Fermez-moi ici. Yeah. Gars yi ñoo bañ ñoo lànk